ñu ngi nuyu donc ñëpp suñu mbokk yi di ziar ñëpp li tax ñu toog fi tey mooy union des magistrats sénégalais bi ñu njëkkee ñëw def benn sortie devant la presse dañu waxoon ne yenn saa yi dina am ñu ñëw toogaat di waxtaanaat parce que dañoo nekk ci jamono joo xam ne li ñu wax communication dafa am solo. cette citoyenne là bi def ay sorties ci presse étrangère bon il est vrai que man wax dëgg yàlla pour wax dëgg man liiruma li mu wax c'est que def na mais honnêtement xawma lu mu waxul parce que dafa am loo xam ne si suñu wàll ku si nekkat sa rôle secret de l'instruction mais seen dossier boobu nag bu ñuy wax secret de l'instruction def naa si ñëpp parce que def naa ñëpp koy wax ku si nekk am nga sa camp di wax c'est que loolu moo ñu àndil situation yoo xam ne dafay compliqué bu mbedd mi jëlee dossier rek dafay compliqué c'est-à-dire que ñi war a liggéey tant laalaguñu mbedd mi àtte na ba pare ku nekk am nga sa groupe bi nee na moo wax dëgg beneen groupe bi na moo wax dëgg parce que loolu moo fi am loolu moo andi coow li si biti ñëpp a ngi wax mais ki nga xam ne moom moo yore dossier ba tey jii et puis bon il faut ma wax ko xam nga suñu ndem si yàlla suñu collègue Samba Sall dafa commencé dossier bi yàlla def li gën ñu toog presque weer yu bari nemewuñu kenn comme doyen des juges dossier bi yàgg fa c'est vrai day porte préjudice nit bu fekkee ne am na peut-être loo xam ne war nga ñëw di ko def loolu am na mais ku bees kii ñëw bi mu ñëwee léegi ñun bi ñu fiy ñëw suñu première sortie fii boobu lañ koy soog a nommé donc yàggul mu toog suñu la nommé tey di nga toog weer balaa ngay jot sa décret te parce que tant que jotoo décret bi mënoo dem liggéey mu ñëw ci cabinet bi li nit war a njëkk a def mooy bu ñu la dénkee dara xoolal li ñu la dénk lan la il faut nga compter say dossiers xam yan genre de dossier nga yore bi mu paree xayma loolu génne na lu mat 500 et quelques dossiers yu mu fekk ci premier cabinet yu mu war a liggéey bon c'est vrai yàgg na loolu d'accord yàgg na mais du ne soo ko jàppee noonu c'est parce que lu nit def la ci coobareem nit buy soog a ñëw da nga koy bàyyi moom def na ba léegi xam na ni ñuy defee cabinet parce que ñu ñëpp ay juge d'instruction la ñu woon da ngay ñëw nga def recensement dossier yi nga fa fekk def sa tableau xool nan ngay liggéeyee léegi nit ñi ñu ngi wax dossier la boo xam ne defe naa ne li ci mbedd mi di wax sax ñi ko nar a gëstu sax xam naa duñ ko ci wax ku nekk am nga foo far ku nekk yaa ngi wax te kenn ci ñuy wax fekke woo ku si nekk rek da ngay far rek di wax teg say hypothèse di wax loolu moo am moo andi coow li bari léegi nag suñu naree ne ñëw man li ma si jotagum gis coow li fépp la kooku ki ngay wax xit na amul droit dem di wax keneen tamit amul droit wax parce que wax ji foofu la ne xam nga bu ñuy wax dañuy wax si côté yëpp ñëpp ay wax si dossier boobu léegi nag ñi nga xam ne ñoom si ñun ñoom moomee wàll boobu ñoom ñooy xool ndax war nañoo topp waruñoo topp xam nga parlement ñun bokkul vous voyez li mën a nekk mooy parce que événement yooyu bu amee ñooñu am nañ ay parents ñoom ñooy xool yoon bi ñuy jaar pour ñu jëm leen dédommager jëm leen indemniser parce que yu mel noonu amoon na fi ay at je crois 96 97 si bunti RTS bi fii la ñu fekk désolé mais nag li politique di tuut deret si dëkk bi dafa xaw a bëri loolu mooy li am léegi nag après victime yi ñoom ñoo war a xool yoon ñi ñuy jaar ba dem ñu indemniser leen seen parents yi. waxee sànq xam nga ñun bi ñu soog a ñëw dafa am ñu ñu xelal ne puisque jamono ji ñu toll nii jamono communication la c'est que sooy noppi rek lu bëri dañ ko teg sa der dinañ si def loo xam ne méngoowul sax ak li am mais sa noppi googu nga noppi moo tax nit ki finalement day dem ba gëm si wax yu nguur dama koy waxaat ñun ñaari xeeti magistrat lañ ñu nekk siège ak ñu nekk parquet ñu nekk parquet yoon moo ko bind ne am na si foo xam ne fu ñu si tolloo si seen liggéey fu ñu si tolloo am na loo xam ne loolu yoon moo ko def du ne dangaa ñëw laxatu si ginnaaw kenn yoon moo ne boo si tolloo am nga ay kilifa yoo xam ne mën nañoo bokk si nguur loolu am na loolu mooy parquet
mais ñi nga xam ne ñooy waa siège yi mais kooku amu si kenn koo xam ne tey mën nga taxaw ne ko yow nguur am na si yow kàddu amul. Bon li leen li mooy dama leen di expliquer li nga xam ne mooy juge yi may wax juge d'instruction yi yore dossier yi nii mais ñoom amul kenn koo xam ne mën nga leen jox ordre ñun ñi nekk siège di àtte kenn mënuñu jox ordre kenn mënu ko suñ ko defee rek xëj na lu ñu neex rek la ñuy def waaye mais loolu amul kenn amul benn yoon bu mu nekk boo xam ne nit mën na fa taxaw ne la lii ngay def amul. amul benn citoyen bu ñu mel loolu su fekk bu ñu may loolu parce que bu fekkee ne dañu may loolu citoyen ku ñu àtte fii kay nga ne àtte bi man reconnaître ma ko parce que yoon la gis nga nit bu ñu lay toppat bu ñu la topp da nga am ay droit say droit dañ ko war a respecter loolu dafa am bon am na si mesure yoo xam ne c'est vrai mën na sonal doomu aadama mais loolu yoon moo ko prévoir te ki ko def aussi yoon moo ko may nit ñi li ñu war a xam mooy li nga mën a ñëw ne lii du yoon xam nga lan la mooy ñu ne juge bi walla procureur bi li mu def méngoowul ak yoon loo xam ne yoon moo ko teg mu jalgati ko mais mesures yi ñuy wax nii lépp mu ngi ci code procédure pénale bi te ñu ngi wax nii c'est vrai il faut ñu ñëw expliquer leen parce que contrôle judiciaire bi ko nit ñi commencé tàmm dégg yàggul pourtant mu ngi ci code de procédure pénale bi depuis gis nga juge d'instruction bu looyee ne daf lay inculper et dinaa ci dellu ci tubaab pour wax nit ñi lan mooy inculpation parce que nit ñi dañuy wax inculpation te xamuñu mais inculpation mooy lan yow procureur lii la lay toppee mu jël benn këyit bu ñu tuddee réquisitoire introductif yónnee ko juge d'instruction bi ne ko citoyen bi lii at lii la ko yoon di toppee mais juge d'instruction mooy woo citoyen bi ne ko lii at lii moom lañ lay toppee moo tax moom juge d'instruction bi ñu jox ko dossier bi pour mu leeral ko léegi nag buñ ko joxee bu la defee loolu mooy inculpation mooy notification charge yooyu mais notification éléments yi ñu lay toppee ñett la am bu la inculpé ba pare mën na la bàyyi li ñuy wax liberté provisoire nga dem mën na la def contrôle judiciaire noonu contrôle judiciaire moom mooy fixé yan anam la moom la ko yoon may ñetteel bi mooy mën na la placer mandat de dépôt mooy doo génn foofu dañ lay yóbbu détention loolu mooy inculpation donc citoyen mënul taxaw yoon ne lii la mu ne non duma ko def loolu aussi àndul dafa àndul te yoon kenn xëccoot moom façon mbirum élection xam nga mbirum élection boo xam ne ñu ngi ñëw ñoom acteurs yi ku si nekk yaa ngi joxe sa xalaat xam nga tey ñun bu ñu taxee ni ñun ñi war a àtte donc léegi nii ne nii yoon bii lañ war a jaar dinañu xaw a jafe tuuti parce que bu coow amee bu yëngu-yëngu amee si boor boobu si ñun la ñuy ñëw ñun ñoo war a àtte léegi su ma toogee tey jii nii ne la bu dossier ba di ñëw nii lañ ko nar a àtte damay jalgati sama yoon man dañuy xaar ba ñu ñëw andi seeni élément andi seeni dossier bu boobaa yoon dana tontu parce que UMS waxoon naa ko si njëlbeen bi ñuy soog a ñëw ñun du ñu kuréel boo xam ne day àtte ñun ñii ku si nekk am nga si benn tribunal boo ne tribunal yooyu nag am na si benn boo xam ne bu ñu ko saisiree si question boobu moom moo siy tontu léegi ñun ñii bu ñu njëkkantoo wax lañ si xalaat kon jaratul sax xam nañ li ñu naan àtte ba pare te loolu la ñuy daw moo tax loo xam ne ñëwagul te mën nañ ñu see laaj ci tribunal yoon may ñu également ñu toog fii di si wax. Sénégal xam nga ñun lenn mooy suñu particularité wax daf ñu neex loolu dañ koy nangu bon te ñu bëri li ñuy wax boo leen laajee li gën a ndaw rek parce que tàmb nañu àtte li ngay wax fan nga ko teg ana firnde bi dafay toog di la xool loolu mooy ñun li ñuy wax ci domaine yoo xam ne domaine technique la dafa bari ku nekk bëgg nga nekk spécialiste droit ku nekk bëgg nga nekk àttekat ci place àttekat yi ku nekk bëgg nga nekk procureur mais loolu xam nga wax bu fekkee ne nag dëkk dafa laloo ci wax gis nga dañ koy wax ñi ñuy àtte da ngay ñëw nga àtte
benn dëgg moo am ci dossier bu nekk benn mais pourtant parti bu ñëw andi dëgg soo laajee kii mu ne la lii nga laaj kële mu ne la lale léegi yow miy juge nag yaa war a dem xooli ji mais fan ngay jaar ba génnee dëgg bi parce que ku ñëw procès pénal toog fii mais buñ joxee parole nit ñi yow sa bopp di nga ne mais dëgg bi fan la ne parce que ñii li ñuy wax bokkul te pourtant benn mbir rek moom donc wax ji foofu la ne c'est-à-dire que wax yàgg na déborder Sénégal dañu waxante dëgg nit ñi yàgg nañ déborder si loo xam ne gis nga lépp. parce que juge d'instruction moom lépp lu nekk si cabinet moom moo koy programmer boppam moom lépp lu nekk si cabinet moom responsabilité am la kañ lay inculper moom la kañ lay déglu moom la xam nga si tribunal la nekk am na président bu nekk si kawam président boobu am na premier président cour d'appel bu nekk si kawam mais ñooñu mënuñoo wax juge d'instruction déglu nit bés bii moom la donc fii magistrat bu nekk sa responsabilité professionnelle yaa ko yoral sa bopp mais nit ñi il suffit que ñu ne am nañu problème ak benn magistrat rek ñëpp la ñuy xëpp lu leen neex wax lu leen neex te mbir mi mën na bañ a demee noonu politique yi ngay wax nag homme politique yi bon ñoom nag xam nga fu ñu dem seen riiru bopp la ñor xam nga ñoom dañ ne dañoo bëri riir fii ñu ne fii wax amu fi mais xam nga riir bu duggee foo xam ne wax amu fa dafay bourdonner ça devient assourdissant coow li day dem ba dominer fu coow amul kañ bu fa coow duggee dominer lépp suñu gaañi politique yi ñoom ni ñuy doxalee seen wàllu politique lañu war a xam ne yoon du doxee noonu yoon du nu la neex ngay waxee nu la neex ngay defee ku la neex nga attaqué parce que loolu àndul ak yoon ñoom nag seen jeu politique may na leen ko. non en fait ñoom waxuñu sax état ñoom nguur la ñu wax ñoom ay régime la ñuy wax mais je vais vous dire man mi wax ak yéen peut-être que am naa chance yi liggéey at ñetti nguur yu bokkul ñett yu bokkul mais tout le temps li xew nii mooy xew tout le temps dañu naan juge dañoo ànd ak ñi nekk nguur opposition ba tout le temps loolu la ñuy wax lii du lu bees ñun si la ñu màggee ba egg si fii at ay yëngu-yëngu yu bëri parfois yu métti si réew mi loolu kañ fi la ñu fekk wax naa leen 188 maa ngi def licence en droit am nañ année blanche ndax ay yëngu-yëngu politique yeneen xale aussi subir nañ conséquences yeneen année noonu la mais politique moo ànd ak riiru boppam te bu ñëwee lépp lay yóbbaale parce que ñoom dañuy coow te nit ñi mënuñu leen fekk si seen coow wax ji foofu rek la ne mais du ne kii coow nag moo am dëgg